أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم نبي رحمة سيدنا محمد عليه السلام عليه mbokk yi seetaan seen télévision en ligne Kewel TV dellu si nañu pour waxtaanee la sourate de la pureté suite et fin xam ngeen ne Njaay si njëlbéen waxtaanoon na yéen si 970 yi sourate bi lamb ba bii passé mu ñëw si 13 lettres yi tey nag da koy terminer am na si yoo xam ne danañ koy baaxee maanaam biir lam njalit wala ñulat na si am ay ramification yu tukkee si Fatiha ayatul kursiyu ak njalay salaatul Fatiha kon boog Njaay bismillah. salaamaaleykum mbokku taalibe yi mbokku jullit yi ginnaaw bu nu jullee ci yonent bi sant yàlla ñu dellu siwaat ci sunu émission comme ni ko Doudou Fall introduire waxtaane woon nañu la dernière fois ba agsi woon sur les 13 lettres de la sourate Ikhlas waxoon nañu ne les 13 lettres là ñu ngi doon taxaw ci 414 on avait dit que ces 13 lettres là moo doon xul huwa ahadun samay kannafu yi la ñu waxoon bu ko defee bala ñoo sori ñu joxe ci rek benn kayfiya boo xam ne ku bëgg xam-xam man nga ko jëfe ndax lii yëpp ay leer la bu ko defee kon ñu dem rek directement ci kayfiya boobu may wax ku ko bëgg liggéey man ngaa ubbee benn fatiha teg ci benn fukki istixfaar alxayumiya nga def ko fukk teg ci salaatul fatihi fukk moom tam soog a indi nag suuratu Ixlaas moom nga def ko tamit ci ligne bi 414 teg ci rabbi zidni ilman moom nga def ko ci ligne bi 414 tëju ko nag ismu bi waaw ma indiwaat allahu muhammadu nuur moom daal 414 soo pare nag indi tur bi ak ismu qul huwa ahadun samay kannafu moom tam ngeen ko 414 boo paree tëji salaatu faatiha waaw lii dañ ko daan defe nii parce que professeur Samb nii la daan def boo defee 10 10 20 indi 7 salaat Fatiha muy 28 ak benn Fatiha 1 mu jox la le 28 muy siwul abajade waaw mën nga ubbi nii mooy gën a yomb des fois daf lay fatigué ngay def ay chants yu bari yooyu waaw kon kayfiya bi képp koo xam ne kii bëgg nga xam-xam leer man nga jaar fii bu ko defee yàlla da lay dolli xam-xam foo toll ko defee nag kon bu lii passé ñu jéem a progresser dans l'introduction. Doudou Fall a parlé de
Ikhlas a parlé de salatul fatih, ayatul kursi wax na tamit salatul fatih. waaw bool daf lay won ne mbir yi dañu imbriqué, on ne peut pas les séparer ñoom ñëpp dañoo daje fenn. loolu nag ñu ngi koy gisee ci baatu lam yalid wa lam yulad. bu nu jëlee lam yalid walam yulad, déjà lii boo ko chiffré mu ngi taxaw ci 240 nag moom mu ngi lay junjal kursi yu ndax 240 mu ngay taxaw ci allahu xayu xayum, allahu 66 xayu xayumu 174 mu jox la exactement plus 66 mu jox la exactement 240. kon déjà moom ayatul kursi yu feeñ na. li nga xam ne léegi nag mën nañ ko cee gën a leeral mooy nañu ko jéem a bastu. suñu ko bastoo qu'est-ce qu'on va avoir? fii da ngay am laam miim kii 71 kii 90 mu jox la le 161. lam yalit nga ni yaa 11, laam wax nañ ko léegi 71, daal 35. boo jëlee 35 et 71 mu jox la 106. allahumma nga progressé nga indiwaat waaw moom xam ngeen ko 13, indiwaat laam miim comme ni nga ko jëlee woon fële, laam toujours, miim wax nañ léegi 161. nga ñëwaat yaa 11, waaw 13 ba tey, n'est-ce pas? nga ñëwaat laam toujours 71, laam 71, daal 35. lii yëpp boo ko chiffré daf lay yóbbu ci 582. 582 ñëpp xam nañ ko. alhamdu lillahi rabbil alamin mooy taw exactement ci 582. kon Faatiha dugg na ndax yonent bi ñu ko laajee ban saar a gën a rëy ci alxuraan dafa ni alhamdulillahi rabbil alamin mooy lépp, n'est-ce pas? waane boo xoolee wuruuf yi nga xam ne ñoom laa bastu tu en as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 araf da lay jox 34 araf yi boo ko yokkee ci 582 plus 34 mu jox la 2 et 4 6 3 et 8 1 et 5 6 muy 616. 616 moom foog naa ne léegi war ngeen koo miin. donc 616 mu jox la salatul fatihi. voilà gis nga kon suuratul Ixlaas bi daf lay dugalal lépp. c'est la sourate de la pureté. bu ko defee kon dugal na ci boppam Fatiha, dugal na salat Fatiha, dugal na également kursiyu. kon lépp mu ngi ci biir. léegi nag ñu joxe benn yoon à partir de ça ñu joxe ci benn naafila boo xam ne bii boo ko defee loo ñaan yàlla mu nam incha allah. boo reyoon nit sax la boroom xam-xam yoo xam ñaan yàlla mu jéggal la ko. waaw boobu nag dafay taxaw
boobu nag dafay taxaw ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax ni ñu ko jànge gis nga ne sóoratu ixlaas boo nee huwa allahu ahad allahu assamadu moom la ñenn ñi tuddee salaatu rahma nañ ko séparé ndax mu gën a leer ci bopp ñi su ma nee huwa 11 allahu 66 ahad 13 allahu 66 assamadu 135 voilà kon da ngay def fukki rakka 2 à 2 tu commences par faire 2 rakka dans chacune de ces 2 rakka nga jàng fatiha benn teg ci suratu Ixlaas 11 Ixlaas 11 n'est-ce pas bu ko defee fii di nga am 22 Ixlaas di nga am 22 Ixlaas fii boo defee tamit ñaari rakk bu ne fatiha benn Ixlaas 66 mu jox la 132 nga ñëw ci 3e série bi rakk bu nekk nga jàng Fatiha benn Ixlaas 13 mu jox la 26 Ixlaas fii tu reprends la même chose mu joxaat la 132 Ixlaas fii 2 rakka yi bu ci nekk Fatiha benn ak 135 Ixlaas mu jox la fii 270 Ixlaas boo boolee lépp mu taxaw ci 582 n'est-ce pas mais xoolal 582 c'est égal à 291 multiplié par 2 kon à chaque raka di nga def 291 nag dafa lay junjal kullu amrin bépp mbir boo xam ne bii bëgg nga koo ñaan ci julli gi yàlla da la koy fajal insha allah kullu amrin lay wax n'est-ce pas mais bala ñoo jeexal kullu amrin bi ñu xool ko xoolal diagramme 291 déjà tu as le 129 n'est-ce pas après 129 bi tu as le 221 c'est pas très explicite mais da nga ci gis dans l'inverse tu as le 192 le 192 mais 192 bi nag mooy ismulaay azam 192 boo xoolee wasifa bi nga xam ne moom la ñuy def ci tarixa tijaan lépp ci lii la taxaw 192 moo tax wasifa taalibe tijaan bu koy tardé xamul lu muy def ndax 192 bi lu mu lay jox astafurlah 30 salaat fatiha 50 la ilaha illallah 100 jawharatu kamal 12 mu jox la exactement 192 waaye lii nag mooy ismulaay al azam ndax ismulaay al azam al kabir 30 araf la waaye ñenn ñi dañuy wax les 30 jours du mois mais non ismulaay al azam bi ci lañ ko tëgg ndax ismulaay al azam bi 30 araf la moom lay représenté boo jógee ci loolu nga ñëw ci 50 bi mais 50 bi c'est 100 divisé par 2 mais 100 bi tamit c'est la valeur du grand nom de Dieu yéenay wax centième nom n'est-ce pas boo jëlee 30 araf yii ci ismulaay al azam bi boo leen chiffré ci lii lay taxaw 100 n'est-ce pas 100 boobu nag moom la ñuy diviser par 2 mu jox ñu les 50 yi ngay jàng salat fatiha soo paree nag li muy des 12 bi mooy allahu rek allahu ndax boo jëlee 66 mu ngi nii 6 plus 6 mu jox la le 12 foofu lay la renvoyer moo tax
wasifa ak lazim yëpp ñu ngi ko tëgg ci ismu lazim bi xam nga lazim moom 100 muy 300 donc bu fekkee ne la valeur du grand nom c'est le 100 n'est-ce pas moo lay def exactement les 300 yi ngay xam ne moom ngay liggéey ci wasifa bi n'est-ce pas lii képp koo xam ne yaa ngi koy def day régler sa problème mais boo dee dem toujours ci wasifa bi di liggéey 190 bi dafa lay boole ci nga xam ne ñoo gën a rëy ci diine bi muy al alim alim moom alxuraan la din la ko bi Iblis tooñee yàlla da ko ne yow da ngay ngandalu wala da nga bokk ci ñi groupe bi istakbarta am kunta minal aalin jëlal alif lam 31 plus ayn 70 101 102 132 132 plus 10 142 plus 50 192 kon képp koo xam ne yaa ngi sax ci biir wasifa bi di ko liggéey ala kulli haalin kenn mën laa boole ci gaa yi ñi nag ñooy ñi raw ci diine bi kon ñu dellu si toujours ci suñu julli bi nga xamee ne def nga lii ba mu taxaw ci 582 nga sëlmal léegi boo sëlmalee da ngay toog nga indi astaghfirullah waaw waxoon nañ la ne astaghfirullah mooy suratul Ikhlas waxoon nañ ko ci première émission bi mais lii boo ko defee boo sëlmalee si ba pare da ngay ñëw nag 582 bi nga multiplier ko par 7 mu jox leen la 4074 ngay def ci astaghfirullah boo paree tëjee ko salatul fatihi 132 voilà lii moom boo ko defee 7 nga wicc ci bàkkaar tu es absous de tout péché te loo ñaan yàlla mu nangul la kii mooy julli yi nga xam ne moom lañ tuddee salaatu rahma voilà noonu lañ koy libale pare nañ ci lii foofu nag la ñuy jeexale saar bi ba beneen yoon bu ko defee ñu joxe beneen yoon ci suratul Ikhlas boo xam ne mu ngi jóge ci sunu sëriñ Umar al Fuutiyu Taal moom moo ñu joxe lii ndax moom suratul Ikhlas da ci tëgg xasida bu rëy bu mu tuddee Izalatul Faqir képp koo xam ne kii nee na yaa ngi takkoo suratul Ikhlas aajo boo ñaan yàlla dina fajal te li gën a tuuti mooy dootoo ñàkk xaalis ilaa yawmi diin toujours yaa ngi am xaalis loolu la tuddee Izalatul Faqir bu ko defee kooku xaw na gudd tuuti nag waane baax na moom mu ne da ngay def naafila ñeenti rakka bu mu tuddee salaatu nuur salaatu nuur astafurlah salaatu samdaniya salaatu samdaniya salaatu samdaniya xam ngeen ko mooy ñeenti rakka arbaatu rakka waaw mu ni rakk bu njëkk bi Fatiha benn Ikhlas 11 ñaareel bi Fatiha benn Ikhlas 21 ñetteel bi Fatiha benn Ikhlas 31 ñeenteel bi Fatiha benn Ikhlas 41 mu taxaw ci 104 ñu tuddee ko 104 moom xam ngeen ne mooy Samadou n'est-ce pas Samadou bi nag moom la ñuy wax grand nom de Dieu tax boo jëlee diagramme bi rek 4 4 6 moo lay jox les 644 n'est-ce pas boo jógee ci salaatu samdaniya mu ne nga ubbee benn Fatiha Fatiha mu ne nga def benn
benn damay bañ nga sonn ñu jëlaat bokk istixfaar alxayumiyati defaatal 10 nga noppalu salaat fatiha defaatal 10 nga noppalu waaw salaat fatiha moom daa bari njëriñ defaatal 10 mu ne boo jógee ci salaat fatiha mu ne nag nga dem ci aaya ba ci alxuraan boobu nee nañu képp ku ko taxoo di nga xam si mulazam wa ufa widdu amri illa allah inna allaha bashirun bil ibad waaw moom da nga koy def 314 boo ko defee 314 mu ne nag léegi nga soog a indi sóoratu ixlaas mu ne sóoratu ixlaas bi nag ni nga koy def maanaam da ngay njëkk a jàng xul huwa allahu ahad allahu samad mu ne nga def ko lan 4 boo paree nga àggal ixlaas mu ne tamim as-suura n'est-ce pas da nga naan qul huwa allahu ahad allahu samad 4 mu jële nga ni lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga jëlaat qul huwa allahu ahad allahu as-samad nga defaat 10 n'est-ce pas boo paree nga continuer ça nga jëlaat qul huwa allahu ahad allahu samad nga def ko 300 boo ko defee 300 voilà boo ko defee 300 nga am le 314 xam ngeen ko mooy Seydi mooy tur yonent bu màgg bi Seydi allahumma salli ala Seydina Muhammad Seydi boobule mooy loolu boo ko defee nag léegi mu ne nga tëjee turu ixlaas bi mooy 13 lettres yi moom ngay tëje nga ni qul huwa ahadun samay kan nga def ko moom tam 314 boo tëjee nag boo paree tëjee ak salaatul faatihi voilà am na ñaan nag yi nii ginnaaw fatiha salaat fatiha allahumma inni as'aluka ya wahidu ya fardu ya samadu ya man lam yattaqi saahibatan wala walad ya man lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad as'aluka bi haqqi asmaika al izam wa anbiyaika al kiram an tusakhkhira li qudami hadhihi surati azima abdaka abdurrahman wa abdaka abdussamad wa abdaka abdulwahid yakunu li awnan ala ghadai ghawaiji العجل ساء الواحا ساعة بارك الله فيكم وعليكم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا بروفيسور إمام بابكر Ndiaye Salatul Fatiha. damay ragal na ne ñaan bi jaañeen yeeg mbengeen yeeg ndóoyeen yi mu di si ñoom yal na yàlla nangu ñu jàngoo ba bokkal ko suratul Ixlaas am na lu mat 30 ans
ma demoon couvrir benn gàmmu fële sa Gànjool dégg Sëriñ Mansour Sy Dabakh Malick di waxtaane xul wallaahu ne boo nee xul wallaahu rek ñu ne kan moo génn àdduna te xamuñu ne saar bi ku mën a may xaalis saar bu mën a may xaalis am ku nekk sama gannaaw benn mbóojeen mu ne xam naa si dara donc suratul Ixlaas bi noonu jóge nañ ci 912 72 yi ñëw si 13 lettres yi ñëw si ramification yi am boo déparé Fatiha ayatul kursi ak salaatul Fatiha ngoog yàlla na yàlla barkeel am na ñoo xam ne nag njaay